waaw mon ami Awadi maa ngi lay gërëm di la sant waaw c'est pas la première fois lu mel nii voilà nga siy taxaw comme da lay woon toujours ne yëmbal moo la ñor comme d'habitude ni nga ko daan defee toujours yëmbal moo la ñor comme d'habitude voilà léegi aussi dama lay remercier bu baax ndax ci interview bi aussi li ma demandé tos naa sawar a wax incha allah naa sawar bu baax a baax voilà ci wàllu inondation képp ko xam banlieue dakaroise ñu xam ne problème moom mooy inondation la waaw rawatina yëmbal surtout yëmbal ba ci ba gis na ne inondation yi bu joon am fii yu métti loolu ci le président Wade créé dam defar ay mu may jaxaay ba ñu bari gars yi yëg ci la ñu doon jaxaay après ñu defar mooy canal bi fi nekk si trouve suñu quartier ji de Marine juste wàcce noonu dem station ba Malika voilà loolu aussi taxoon na ñun ñëpp xaw a instant yi taxawoon noppalu ko ñu tane tuuti mais gisaat nañ aussi ne depuis daaw commencé waat na di ñëw parce que inondation dafa nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla comme ni ko mag ji naan waxee ku bëgg nawet bu baax noor ba ngay tàmbalee ruuj waaw parce que yaakaar naa ne tey ji aussi mënoo bàyyi ba nawet jot ba pare nga naan da ngay jug naan da ngay ñëw xool am nga damay dimbali askan bi ci wàllu canal yi wàllu mbënd bi inondation yi comme ni ko waxee loolu dañ ko war a bàyyi xel surtout voilà noor baa ngi fii dañu war a def dañ ko defee noor ñun créé woon nañ fi ay journée tey ji ci wàllu canal bi gis nañ ko fii quartier ji de Marine responsable politique yëmbal noor yëpp gis nañ approché nañ la waxoon la carrément di si nekk alhamdulilah rabbi alamin parce que ñun tax na tamit aussi loolu mooy gën a dimbali surtout ñu yëmbal noor waaw ba ren aussi boo gisee inondation bi solo lu ñu ngi koy sant yàlla bu baax aussi di gërëm tamit surtout mooy habitants yi nekk yëmbal kii Jidda Marine surtout quartier Jidda Marine surtout la jeunesse voilà maa ngi remercier et aussi des responsables politiques yi nekk aussi ci quartier bi voilà ki si mel ni aussi Grand Matar ma ko remercier aussi de passage parce que aussi journée boobu taxawoon na ci bu baax parce que li ñu am machine bi yëpp ñu location moo ko defoon aussi voilà loolu moom aussi ñu koy remercier voilà c'est comme aussi tout ak yeneen acteurs mooy politique yi fa jaar yëpp loolu nag dafa am loo xamante ne ba ñu gisee loolu ba def ko ñu gis nañ njëriñam léegi nag nawet bi ñëw na te gis nañ taw yi ñu fa tawee yëpp métti na trop inondation toujours day répété ñu ay plan hors sec loolu dañ ko war a bàyyi Sénégal loolu war nañ ko plan hors sec bu ko Ablaye Wade di ko def nii loolu dafa nekkoon loo xamante ne tey lan bettoon la ndax toogoon nañ fu toon nii ay at yoo xamante ne yu bari ñëpp gis na ne ñoom daanaka bekkoor la woon taw yu bariwul woon mais avec président Abdoulaye Wade xam nga loolu ñëw na bett lañ léegi nag comme loolu bett la mooy plan hors sec bi waaw ñu xool naka lañu mën a tey ji xam nga lijjanti bu nawet passé ñu xool naka lañu mën defee tey ji ay canalisation pour mën évacuer ay des eaux pluviales et comme ça mais dafa am loo xamante ne depuis lors gis ñu kenn koo xamante aussi après ñoom seen régime boobu daanoo malheureusement waaw benn régime bi toog toujours li ñuy wax dañuy bàyyi ba nawet jot ñu ne léegi fu toll ni plan hors sec ci wàllu assainissement wala canalisation defuñu ci lenn xaw ma nag du ma ne banlieue bi mais en tout cas yëmbal gis ñu ci dara ci wàllu canalisation loolu dañ koy wax man aussi je suis bien placé pour wax parce que yëmbal laa dëkk yëmbal laa nekk waaw canal bi nekk ni Jidda Marine loolu moom depuis 2009 la woon kon loolu yàgg na 2009 kon boobu yaakaar naa ne parti pouvoir bi nekk ñu fi kon am na yoo xamante ne nañ ci jàpp ñu ñëpp dañ ci war a jàpp surtout li nga xamante tey ji mooy lan les hommes politiques ñoom lañ fi am suñuy métti suñu nakar ñoom lañ ko war a yuuxoo ñoom aussi ñu eggoo ko seen i kilifa yuuxoo ko seen i kilifa eggoo ko ba président mun ci jot pour ñi nga xamante tey ji mooy pour le bien-être du Sénégal waaw surtout nag la banlieue parce que gis nañ ko bi aussi le 17 août passé avec le ministre Amadou Hott ba mu indee Pocolin bi ak tous ces politiciens là yu ko mbamboon ñëw waaye dañ daan quartier Jidda Marine Yëmbal Nord ay tout ça ñëpp di remercier waaye nag il faut ñu bàyyi xel dara waaw monsieur le ministre Amadou Hott il se dit tey ji doomu yëmbal la may bëgg aussi ñuy préciser ne moom doomu yëmbal sud la xëy na parce que man personnellement yëmbal Nord man gisuma ci li nga xamante ne ñoom tey ji ñi dekk yëmbal sud te yëmbal Nord message ñor na leen ñu nekk yëmbal Nord yëmbal sud ñor na leen kon te fekkee ne aussi benn yëmbal gi la te benn chef de village la am benn chef de village bu nekk tey ji ñaari commune kon am na yaakaar naa ne kon gars yi war nañ mën a rapprocher pour un yëmbal meilleur ku si nekk mën a sottante xalaatam ku mën a dimbali sa morom bi dimbali ko ki mën a aussi dimbali sa beneen morom nga dimbali ko pour lan un yëmbal meilleur unissons nos efforts pour un yëmbal meilleur man ci loolu laa yëngu xaw ma man Lamine Timéra xaw ma daanaka moom mooy couleur bokk ma benn parti politique citoyen la je suis libre waaw man engagement laa xam
ku ma gis ne kii nga xamante mën na jëmale tey ji Sénégal kanam mën na jëmale tey ji aussi sama gox kanam kooku damay ànd ak moom man je suis comme ça yàlla moom sàkkee noonu daa fi mais loolu aussi ba ñu indee Pokoleem ne woon naa leen lii pourtant lu jiitu loolu avant nawet yi parce que xoj na la Yeumbeul Sud xoj gu métti ndax ndox bi mënul ñëw parce que am na fu mu bloqué moo tax ngeen indi tey Pokoleem bi neen da ngeen di raxas canal bi yëpp seetal canal bi nag journée Tifa yi ñu defoon fii bu dindi woon Tifa yi si ndox bi te yaakaar naa loolu ñun ñëpp gis nañ ko fi waaw ñëpp gis nañ ko fi waaw même un milliardaire soxla ku ko dimbali parce que nit aussi mënoo matal lépp mënoo am lépp même un milliardaire bëgg na ko dimbali ndax bu lekkee dafa am nit moo ko togg bu naanee nit moo lijjanti loolu kon am na yoo xamante ni toujours na ciy bàyyi xel loolu ku ñu dimbal dañ koy jël ñoom bañ beneen dimbal bañ na ko pour xam ne pour lan pour Yeumbeul mën a baax pour Yeumbeul tey ji aussi mën a jëm kanam man li may wootee tey ji aussi mooy lan mooy les politiciens nañu bàyyi di wax Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud Yeumbeul benn Yeumbeul la nañu xool naka la ñuy booloo pour Yeumbeul nekk benn pour ñu am lu ñu bëgg man loolu daal laa xam ne loolu laay woot ci ñëpp te yaakaar naa ne loolu ñëpp xam naa ñàkkoon di leen dégg aussi appel bi nañu jàpp ci loolu wax ko Yeumbeul benn Yeumbeul la ndax benn chef de village la am waaw Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud avec ses tiraillements ay demee noonu kii naa defar fii dama defar fii kii naa defar fii loolu nañu war a arrêté waaw man daal loolu laa amoon lu ma ci wax ci wàllu inondation bi nag dañ ciy jug ca nord ba nañu bàyyi nag aussi ba nawet wàcce ba ndox bi bëri ku nekk jug fii indi ay moto pompe ku nekk jug fii di masso fii loolu dafa war a doy askan kenn mënut leen nax waaw koo fi jox xaalis na mu jël ne yaa ko yor waaye mu ne bu dara des aussi bu dem sànni ci ay carte gars yi dofuñu xam nañ fu ñuy sànni seen i carte kon nit am na yaakaar naa ne boo bëggee nawet bu baax su ndox bi ngay tàmbalee ruuj ba pare man daal loolu laa am daal lu may sànni ci autorités yi ak aussi tous les responsables aussi politiques yi nekk tamit Yeumbeul moo tax may wax surtout aussi ci dina xamal aussi un ministre tey nga dëkk Yeumbeul da nga war a nekkal tey ji Yeumbeul yëpp da nga war a simmi sa yére bu marron teg ko fële c'est comme un président une fois ñu fal la sa yére parti ngay simmi sànni ko fële sol yére bu weex tal ndax du nekkul tey ji nekk sa parti question yoo la fa ñoom yoo la fatal pour nga nekk président déedéet am ñoo xamante ne sont apolitique mais gis nañ ne yow mii mën nga doxalee ñu seen carte sànni leen ko kon aussi dañoo jar a bàyyi xel c'est comme le ministre tey ji aussi boo ñëwee tey ji ay Yeumbeul tey ji nekk Yeumbeul Sud googu tey ji bu wax Yeumbeul Sud Yeumbeul Nord boobu ngay dëggal ngay saxal yëre bu marron boobu tey ji mu yëre APR da nga koy simmi teg fële nekkal fii yan waa Yeumbeul ñëpp